Dans toi-même, tu sais. L'Association des caméramans du Sénégal sont aussi engagés que chaque citoyen sénégalais. Dañuy def seen don de sang le 29 septembre bii di ñëw Sénégal yëpp la ñu woo Sénégal yëpp la ñu invité ku nekk dugal ci loxoom. L'association des caméramans citoyens aussi engagés dañu ne deret amatul ci réew mi ay poche de sang dafa manqué ñoom ñu xam ni poche de sang yi dafa manqué caméraman yi nekk Sénégal yëpp booloo joxante loxo ci seen association ne nag dañuy ñëw def li nga xam ni moom moo di don de sang le 29 septembre le 29 yéen ñëpp woo nañ leen képp koo xam ni mës nga génn télé da nga war a ñëw soutenir caméraman yi ba booba. Ce sera sous le patronage de M. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de la Santé et de l'Action sociale, M. Youssou Ndour, président directeur général du groupe Futur Média, M. Thierno Talla, directeur général de la RTS, M. El Hadji Ndiaye, directeur général de la 2STV, M. Bougane Gueye Dany, directeur général de Sen TV, Mme Maïmouna Ndour, directrice de 7TV. Jupiter Gagne, DTV, rendez-vous le 29 septembre, Maison de la Presse, Fiti Corniche, à partir de 8h. Horizon Agyokouté, la grande offensive Go, Task Force pour la réélection du président Macky Sall en 2019 sous le patronage de son excellence M. Macky Sall, président de la République du Sénégal et sous le parrainage de M. Mohamed Boun Abdallah Dionne, premier ministre, honorable député Moustapha Cissé Lo, président ou Task Force, Molendi Woti meeting de lancement et d'investiture, Boussen candidat Bidi Macky Sall à l'élection présidentielle de 2019, le 7 octobre à partir de 15h au stadium Marius Ndiaye. Kokan la ñu ne Moustapha Cissé Lo tànn na ne wax na ki mu wóolu àndandoog task force bi yëpp ñëw stadium Marius Ndiaye ñuy woo bépp membre du gouvernement di woo bépp membre assemblée nationale di woo bépp membre HCCT di woo bépp membre conseil économique social et environnemental di woo tous les directeurs généraux tous les membres de Benno Bokk Yakaar tous les membres du secteur privé di woo militants ak militantes yi nekk Dakar ba Touba bàyyi wu ñu kenn jaaree ko Louga di woo képp kuy sympathisant Moustapha Cissé Lo nee na go joxe nañu départ task force bi taxaw na ñoom ñëpp ñu àndandoo wër président Macky Sall jox ko loxo war ko gunge pour réélection en 2019 rendez-vous est pris le 7 octobre au stadium Marius Ndiaye kenn du Moustapha Cissé Lo. Président Macky Sall mooy sunu candidat en 2019. Merci de m'avoir investi de votre confiance. Macky Sall mu ajaat ma ci mbokk mu ko neexee lëf ne. ñetti simili moo boot ci 19h ca buntu cathédrale jàpp ba Bel Air xibaar yi jot na asalaamaaleykum. li ci gën a fës Bruno Diatta jamono ji nag ma nga ca këram gu mujj ca Bel Air ginnaaw ni ki tey njiitu réew président Macky Sall daanaka sargal ko delloo ko njukkal salle des conseillers du conseil des ministres ak bu amphithéâtre bu ENA turam lay wuyoo léegi njaboot gi nag ak mboolem kilifa yi diine ak aada ñëpp teew nañ tey ji bañ koy ñaanal daañ ci dikk ci biir xibaar yi. ñeenti fan ci yor octobre bi ñuy dëgmal ci la nag ndongo yi daanaka dellu ca daara yi administration bi jamono ji nag la ñu bëgg mooy dëppoog ubbi tey jàng tey loolee nag moo waral parents d'élèves yi jàpp ne buñ bëggee mu yem fa la budda nag ñii di jàngalekat yi ak syndicat yi ak gouvernement bi am waxtaan ñu sës def ko ngir mën a am njàng mu dal. comité bu développement local bu Sacré-Cœur 3 jamono ji nag dañoo mer ba futtu seen bokk moomal boobee nag dafa am ñu fa sampu jamono ji nag bëgg a yàq xar kanam ga ba indi ñàkku kaaraange la ñu bëgg nag mooy jamono ji daal leen fay dëjëti tey ji lañ doon amal ab ndaje bu yaatu ngir wut ñàll wu ñu jaar loolee mën a yemb. ci daanaka njeexantalu sunu biile jotaay xibaar daañu nag dem ca cité millionnaire barab boobee nag wuyowu turam ndax nag askan wa fay yeewoo jamono ji tumuranke nañ ay demuwaay làqu na lool ba jéggi dayoo la ñuy sàkku mooy ak gëddal ak dayoo bu ñu leen war a jox yeneen ci ponk buñ ko ci dëxënee xibaar yi buur ci kanam ñu faram fàcce ko.
asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu ci yàtt xibaar yi 19h juróom-ñaari waxtu wax nañ ko sànq ci njëlbelu xibaar tey ji nag kii nga xam nag moom moo di Bruno Diatta ñu doon kaamalu ko ñaan moom moomee nga xamante ni moo jiite woon protocole bu présidence tey ji nag la njiitu réew mi jëlub dogal ngir daal di nag duppee ko tur li nga xam ne moom moo di salle bañ doon amal ndajem conseil des ministres waaye it amphithéâtre ba nekk ca ENA mu nekk it loo xamante ni njiitu réew mi raax na ci leneen xool projet yi mu amoon ci wàllum nag li nga xam ne moo soxal projet d'académie bu protocole boobee Bruno amoon yéene def ko njiitu réew mi fas yéene ca suubu ngir nag amuk njàppandal gum ca fësal dañuy ànd ak Codé Ndiaye. juróom benn officier bu armée nationale daal di téye cercueil bu Bruno Diatta ngir nag daal di koy déposé ci kanamu public bi mu doon ab cérémonial boo xamante ne ni dafay rek mandargal njeexital ñeent fukki at ak juróom boo xamante ne ni Bruno Diatta def na ko ci service réew mi président Macky Sall di andi ay seedeem. maa ngi seede na nguuru Sénégal réew mi ak lépp li ay kell lu mu làmbool ñàkk nañ bu baax ki nga xam ne dafa jëloon léppam jël yitteem yu mot sëkk def ko ngir lépp jaar ci yoon. maa ngi seede ne say xarit ñàkk nañ bu baax ku dogu lool ci xaritoo lal ko ci ngor ak lépp lu mënti xew. naka noonu tamit maa ngi seede ne sa soxna ñàkk na ku baax lool ku bëri yitte lool ñeel njabootam. naka noonu tamit say doom ñàkk nañ way juur bu amoon loolu yitte ci ñoom tey tamit doon leen toppatoo. ci benn baat réewu Sénégal yépp askan wi ñoo ñàkk kàngam bu mat sëkk. ci cérémonie bi itam njiitum réew mi daal di élevé kii di Bruno Diatta à titre posthume au rang de dignité de grand croix de l'ordre national du Lion ngir nag service bi nga xamante ne ni Bruno Diatta amal na ko ci réew mi. Monsieur Bruno Robert Louis Diatta, nous vous élevons à la dignité de Grand Croix de l'Ordre national du Lion. beneen dogal boo xamante ne ni président jël na ko ngir nag mandargal liggéey bi nga xamante ne ni Bruno Diatta amal na ko fii moom mooy salle de délibération bu conseil des ministres ak amphithéâtre bu mag bi nekk ci ENA dañu leen di mandargale turu Bruno Robert Louis Diatta. ci diiru ñeent fukki at jëmm ji tëdd toppatoo na bu baax lépp lu làmboog lu ñuy amal jëmale ko ci wàllum protocole bi def na ko ci ni mu gën a yembee. loolu tamit mën nañ koo ràññee ci nu mu doon taxawoo teyam bu baax a baax ak tey réew mi waaye tamit di séentu li ñëwagul looloo waraloon liggéeyam jaar yoon lool. nation Sénégal bi yëpp muy ay wàllu politique wala boog ci wàllu aada ñëpp ñëwoon nag ngir nag rendre hommage Bruno Diatta seede yi doon benn koo xamante ne nii dafa servir état bi daal dinay dëddu. dañuy desane yow Codé Ndiaye moom Bruno Diatta moomee dëddu ñu doon ko jëbal boromam ci këram gu mujj tey ji ci dëj boobee ñu ko doon defal nag ci teew kilifa yi diine la amee politique ak it ñi fare ci kujje gi nguur gi ñoom ñëpp seede yi benn kocc la mooy nit la woon koo xam nag gëmoon na liggéeyam dëggu woon waaye it nekkoon koo xam nag safoon na woon lool ak nguur di état bi ci liggéey bu am solo boo xamante ni musul tàyyi di ko def ngir rendre service ab nation loolee nag dañ ciy teewlu ki nga xam nag moom moo di wala bokk ñenn ñi nga xam nag wadal nañ seen kàddu dénk ko suñu ndaw Codé Ndiaye. dundam yépp état la ko jox dañu màgg di ko gis mu nekk ci biir état di ko doxal comme un métronome ñun nag ñu yàgg ko xam ci Ndar moom mu jiitu ñu ci école primaire de la rue Neuville ñu koy wax petit lycée mu jiitu ñu institut politique bu Toulouse ma ñëw affaires étrangères Bruno jàpp sama tànk ak sama loxo tegal ma ci warukaay bi
lu ma waroon xam ci lu yàgg mu xamal ma ko ci lu néew. PDS ak parti yëpp taxaw nañu parce que Bruno moom moo liggéeyoon loolu. kan xam ni man mosuma gis ma xuloo kenn te ku muy wax ak lu mu lay wax même su fekkee ni te la bëgg delloo sa place te la koy xam na lu mu la koy waxee et loolu moom ku yaru ku yéene nit ñëpp jàmm bon nga xam daal Sénégal soxla na ñu mel noonu. daan na koo xam ne daf ma doon xelal si sama liggéey daan na doon xam ne dafa doon def ay conseils daan na doon koo xam ne aussi dafa doon dox mbokk ak jàmm si biir présidence de la République koo xam ne aussi je pense que bu ñuy jox waxte koo xam ne am na rigueur si biir République bi am na sens de l'État et de la République je pense que Bruno la ñuy njëkk a cité parce que musuñu dëgg mu wax def benn interview musuñ ko dëgg si ay grand place muy wax musuñ ko dëgg fenn foo xam ne Bruno toog na fa wax loo xam ne peut-être que dina mën a en tout cas gàllankoor République bi. ma nga ko di woon Bruno Diatta mi jiite woon protocole bu présidence tey ji nag la daal di ñibbi ca këram gu mujj groupe Excaf Télécom di wéyal di jël njaxalam di ko jëbbal njabootam te ñaan yàlla suñu borom yërëm ko ñu wax leen ci xibaar bokk na ci dina ma juñoon ca ndorteel la rentrée scolaire bi maanaam ubbite fu école gi ci atum 2018-2019 daanaka yàggatul dara ñeent fan ci octobre bi ñuy dëgmal ñu daal di ko amal lu nu mel nag moo waral daanaka barab yooyu di daara yi ña ngi koy waajal bu baax set setal gàq fexe ba mën a mucc ayib dalal ndonk yi moo waral Ajara Ndiaye solo ay dàllam dëgmali fa nimmeeku ji liggéey boobee ana tey nan lañu bëgg a dëppale loole ak ubbi tey jàng tey Ajara Ndiaye. classe yi école yu bari nag fi mu ne nii pare nañu ngir rek dalal jàngalekat yi ñaari fan ci weeru octobre ci atum 2018 fii ci SEM docteur Samba Gueye bu HLM lépp yemb na ngir rek mën a def li nga xam ni moom la inspecteur bi santaane muy ubbi tey jàng tey. école bi nu mu sete nii lépp pare na classe yi nettoyé nañ leen tëj leen cours bi bale nañ ko surveillant général mi fi nekk def liggéeyam. parents yaa ngi ñëw di inscrire seen i doom donc daal ñu ngi xaar le 2 ñu recevoir enseignants yi le 4 ñu recevoir élèves yi jàng bi commencé. dañoo jot ay consignes inspecteur nee na le 4 xale yi dañoo war a dugg classe jàng donc tout est fait prêt. fii ci collège franco arabe Tafsir Ahmadou Ba nag waajur yi ñëwaguñu bu baax ngir rek inscrire seen doom yi. ñu ngi ci recrutement maanaam des élèves ñuy ñëw di bind am na ñoo xam ne fii la ñu newoon. di ñëw pour au moins bindaat encore seen bopp maanaam pour redoublement bi mbaa pour ñu passer en classe supérieure ci foofu la ñu tolloo mais nag ci wàllu koppar ñu ngi xaar parce que am na parents yoo xam ne dañuy ñëw di renseignement mais ci wàllu mbind mi en tant que tel vraiment ça vient ni yàlla xam rek doy na. surveillant général bi di ñaan rek année bi bañ a am benn jafe-jafe ndax xale yi mën a jàng bu baax. gouvernement bi protocole d'accord bi mu signé ak syndicat enseignants yi mu respecté ko ndax enseignants yi toog ci classe yi jàngale parce que bu ko respecté wul enseignants yi dañuy gréwaat te boobaa dañuy nekk si seen dëkk donc signé nañu ay protocole d'accord naka respecté xal enseignants yi toog jàngale su ko respecté wul lenn sera perturbé te boobaa njàng mi day gën a yàqu rek. ñeenti fan ci weeru octobre bile ci la élèves yi war a dellu ci salle classe yi ngir ñu am nag ubbite école yu baax ñu ci bari di def ay set-setal ngir rek jàngalekat yi ak élèves yi mën a fekk état bu baax bërëb yi li ca jamono joojee nag daara yi ñuy waajal daluwaay ya bokk na ci parents yi di waajal seen ndongo yi nu ñu fay duggee ci wàllum njënd ak lu soxal wàllum sol gi moo waral nag waajur yi kenn ku nekk ak anam ba nga ko mën a amee bokk na ci la waral tey Mouhamadou Diallo dem dëkk ma la ca jaba nemmeeku ji parents yi anam bi ñuy jëndee donte ñoom la ñuy sàkk mooy gouvernement bi ak ñii di jàngalekat yi di syndicat yi leen jaboote ñu mën a nag amuk matadi ak matuwaay maanaam responsabilité ngir nag sooyee at bile mu bañ a amuk jaxasoo Mouhamadou Diallo. muy àpp buy ñëw at bu ne tey tamit du am luy coppeeku lu bari si li muy làmbool ubbite école yi nekk benn waxtu bu am solo lool ngir ñii di jaay ay sac ak yeneen xeetu jumtukaay yu ni mel. foo ñu bari tamit dañuy dem bañ jox seen doomi fourniture yi ba pare ñu doog a ñëw jëndaale lépp ñenn ñi tamit dañuy bàyyi weer bi dee ndax weer bi li ci des bëriwul léegi buñ weer bi dee comme ça mu gën a jege école bi gars yi ñëw looloo tax waaye heure bi moom da doon fekk gars yi commencé. waaw njaay moom franchement parle mi ngi commencé démarrer quoi wax dëgg yàlla fekk ouverture moom la classe day tane ba instant parents yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk moom franchement parle.
ay waajuru ndongo yu bëri duñu bëgg benn yoon xew-xew bi bett leen loolu waral sax donte ne jamono ji métti na lool ku nekk di si dem ak say pexe. ñun dañ ko anticiper man boog de ma part donc depuis le mois d'août commencé nañu jënd ay cahier jënd ay sac anticiper daal anticiper nañ sax ci inscription yi donc on attend tout juste la date pour démarrer. tamit jéem a jàppale école yi aussi tamit ci affaire fourniture yeex yu demee noonu parce que dëkk bi metti na ba metti boo xam ne gars yi ñenn ñi bëgg nañu yuuxu mais ñemewuñu yuuxu waaw. muy góorgóorlu bu mat sëkk ñeel waajuru ndongo yi ngir benn atum jàng boo xam ne ba léegi xamagunu ndax dina dal am déet muy li indi njàqare ci ay waajur yu bëri. chaque année perdue bay xaalis bu bëri la te souvent suñu demee ba niveau bi ñuy perdre ci quantum horaire bi day répercuté wu ci niveau élèves yi répercuté wu parce que élèves ren yi ñoom ñooy nekk enseignant suba. je pense que lépp lu ñu bëgg ñu defal leen ko bu fekkee ne dañ leen ko dig ñu def ko bu fekkee ne mënuñ ko ñu waxtaan ba xam ne jàpp bés boo xam ne ma benn date boo xam ne mën nañ leen ko defal mais wax leen lii ba pare bu date bi jotee duñ ko def loolu moom xam nga mën na yëkkati xool daal. ubbite l'école bi ñu ngi koy dëgmal ci ñaari fan ci weeru octobre bi nu jëm ngir jàngalekat yi ak administration l'école bi waaye ndongo yi ñoom ñu leen di xaar bu ci ñaari fan tegoo. Diallo Mouhamadou soreeguñ njàng mi ci la ñuy desandi waaye beneen yoon bi ci ñi nga xam nag ñoom ñoo ci yëngu ci anam bu xarale ñuy wax UVS université boobee nag lëkkaloo na ak mouvement citoyen xaatim ab déggoo ngir nag fexe ba wàllum jumtuwaayu xarala yooyu mën a yemb seen boor ñu mën a tàggat ndongo yi rawatina ñi nekk ci gox yi gën a sori njàngin moo xam ne dana mën a mucc ayib ki nga xam nag mooy coordonnateur bu UVS di Moussa Lo ak El Hadji Malick Sy Camara bu njiitalu mouvement citoyen boobee seen i kàddu wadal ko ci micro su ndaw. Université virtuelle du Sénégal dafa nekk université boo xam ne day utiliser informatique ak technologie yu bees yi pour atteindre ay populations. accord bi ñu signé ak mouvement citoyen bi daf ñuy permettre ñu gën a renforcer axe boobu day tax ñu gën a mën a ñaax étudiants yi ci service à la communauté maanaam ñu gën a jëriñ seen askan. dafa am yoo xam ne yu bari dañ ko bokk ñun ak UVS lu ñu mën a tuddee ay valeurs ci loolu moo tax ñun ñu jàpp ni puisque mettroon nañu en place des espaces li ñuy wax ni ay bërëb yi nga xamante ni dafa am dañ fa def ay machines def fa ay ordinateurs def fa ay matériel de sonorisation. UVS xam nga ni ñoom seen domaine mooy jàng ak njàngale yooyu dinañ ci mën a former population yi. mën leen see dimbali ba nga xamante ni ñoom dinañ mën a xarañ ci wàllu. ndar képp wàllum njàng meek njàngale mi ubbi wenenu xët bokk na ci lu ma junjoon ni ca bopp xibaar yi soxol na Sacré-Cœur 3 foofee nekk mel na ne wàllum fu waaye jugere fëx ñëw samp fa di ab anarchie ak insécurité ñàkk kaaraange moo tere nelaw askan wa tënku ci kuréel gi nga xam nag moo di comité de local bu développement bu local bu nekk foofee ñoom nag kuréel ga jamono ji nag seq nañ ay jéego tey dëgmal ca barab boobee nemmeeku ci mbir ma naka sees mën a def ba mën faa dëjjati la fa tegu yàqal leen seen ku nekk gu ñoŋ maanaam cadre de vie la ñu bëgg te di ay fan yu ñëw daañu door liggéey boobee di opération bi El Hadji Moussa Bey ci leeral. ay cantine ay parking automobile yu jàpp ne dañ leen taxawal ci anam yu jaarut yoon wéy di indil jafe-jafe nag ña yeewoo ca Sacré-Cœur 3 ngir jële fi li ni mel nag bànqaas bii di comité de développement local ca Sacré-Cœur fas yéene nag wàcc ci terrain bi ngir dëjët leen fa. Je pense que les populations qui ont eu à acheter leur terrain. askan wi nga xam ne ñoo fi jënd seen terrain dañu amoon yaakaar ne dinañ fi dund te duñu am benn jafe-jafe waaye lii ñu gis yàq na lépp. mais ce cadre de vie est complètement pollué. ci côté VDN bi ñu dëkkee mooy amatul benn espace yëpp ay concessionnaire auto ñuy jaay auto ko occupé xamuñ nag ban contrat lañ am ndax mairie bi la xamuñ nag ñan la. du jaxasoo dong lañ nemmeeku ni jafe-jafe ci espace public yu gox bi li soxal wàllu kaaraange it askan bi fi yeewoo ñu ngi koy ñaawlu. buñ la ko waxee da nga naan déedéet 7 heures du matin ñuy agressé nit ñi 23 heures toutes les heures
mais am na fii Sacré-Cœur zone yu nga xam ni dañ leen sécuriser. jafe-jafe yi ni mel nag yi ñu nemmeeku file ci gox bi nag bàyyi ñu ci benn yoon mairie bu Mermoz Sacré-Cœur bi ñu jàpp ne moo tax mu takkar naa seey. Auchan on est d'accord mais tout le reste qui est en train d'être fait. d'accord nañu Auchan ci anticipation bi muy def waaye li ci des yépp ànduñu ci ak moom sunu baat ca kaw waxtaan nañ ci ak gouverneur te fi mu ne nii duñu bàyyi ba heure bii di dellu ginnaaw ko jaree sax dinañu gis ministre de l'intérieur ak ki nga xam ne moo di njiitum réew mi waaye ñu ngi rafetlu bu baax liggéeyu administration bi ndax bu ñu nekkee fii tey gouverneur bi la moom mi nga xam ne moo ñu booleeg préfet ba ñu jël ndogal mën a def déguerpissement bi. Si nous sommes là parce que le sous-préfet a pris une décision de déguerpissement. jamono ji nag CDL di wàcc ngir jële fi ñu dëppoowul ak yoon te bu ci noppee nag fas yéene ne fi lal ab plan d'aménagement. terrain boulangerie jaune bi tamit dañ ne nañ ci waxtaan ak mairie bi pour aménagement li ci des après Auchan bi pour que waa quartier bi yëpp gis ci seen bopp ñu bañ ko def quelque chose de purement commercial rek mais nañ ci concerté wu et puis ñun CDL bi ñu participer ci aménagement espace yi. xaas bi di comité de développement local bu Sacré-Cœur 3 nag du wet ci xeex bi ndax dana ci ànd ak sous-préfecture des Almadies ak kuréel bi di AGEROUTE. ñu wax ci leneen Moussa Bey El Hadji ci wàllum wér-gu-yaram ci Sénégal nag lees mees mën a def maanaam xàll yoon yoo xam te bu ñu fa jaaree askan bi daañu mën a am fajin gu jaax yoon maanaam ay soins de qualité loole nag daanaka dañ ko sukkandiku ci wàllum tolluwaay askan wi di démographie bi ak it wàllum wér-gu-yaram gi laaj ay tontu war caa am ci mbir mu ni mel waral nag résultat yi fës génnee ci ministère bañ ko dénk jamono ji nag gis nañ ne am nay jéego ndax taux de fécondité bi gis nañ mu nekk ci daanaka ñeent yu toftal juróom ci li nga xam ne moo di soxna su ci nekk ak it xale yami am di rek gane bu ñuy gane àdduna bokk na ci tamit wàllum jàngoro sida na mu amee jéego ci wàññi def gi loolee lépp ngir am ci lu leer ñu teelu Ndeye Fatim Lo. yegsi nañ ci njeexitalu phase pilote bu enquête démographique et de santé continue EDS at bu mujj bi nag ñu jëmal ko ci askan wi ak docteur yi li ko tax a jóg mooy ñu gën a mën a topp ak jàngat fi programme yi ñu tëxal jëm ci wàllum wér-gu-yaram tollu. Les résultats de ce présent rapport. résultat wu rapport enquête bii nag dina dimbali ñi nga xam ne ñoo di acteur développement yi seetkat yi ak ñeneen ñi nga xam ne ñoo di jëfandikoo données yi ñu am information bu am solo buy tax ñu mën a taxawal programme yi li résultat yi tamit dina tax ñu am benn bagage ci yenn indicateurs yi EDS bi ñuy wëyal doon nag benn exemple ci li nga xam ne moom la gouvernement Sénégal jël ngir rek dimbali ko ñi nga xam ne ñooy saytu données yi li. Gouvernement du Sénégal en faveur de la transparence des données. résultat yi di firndeel ni que def nañ ay jéego yu mag jëm ci wàllum gën a ñoŋal indicateur yi jëm ci wàllum wér-gu-yaramu jur sibiru ak it VIH sida yéen ci mel noonu. at yi passé ñoo ngi toll woon si ay juróom ren gis nañ ne wàññeeku na la ba ñoo ngi si fi mu nekk ni ñeent ak genn wàll fu mel ni Dakar ñetti doom ci wàllu sibiru gis nañ ne aussi foofu ay jéego yu bare am na te daa gisoon nañu bu jëkkoon ñu ngi woon si ay prévalence 0,7 wante léegi fi mu nekk nii ñoo ngi si toll si 0,5. enquête bi nekkal na lu amal njëriñ loolu ministère bi yor wàllu wér-gu-yaram naka dina tax tey ji mu saafaraal jafe-jafe yi mu am ngir tëral ay lim ci wàllum wér-gu-yaram. Les données statistiques apparaissent en ce sens. am nañu ay jumtuwaay yu am solo ci wàllu respect engagement internationaux yi nga xamante ne nii am nañu ko ak enquête bi le am nañu ay indicateurs yu am solo yoo xamante ne nii danañu mën a jàppale ba ñu gën a mën a réorienter suñu ay intervention moo tax may ñaax nag bépp acteur bu nekk ci wàllu santé mu gën a jëfandikoo résultats yooyu tukkee ci enquête bi ngir nag projet yi ak progrès yi gën a mën a antu. Le suivi des projets et des programmes. EDS continue dina tax tey jii ba ñuy yëngu ci wàllum wér-gu-yaram dinañ mën a xam bu baax yan décision la ñuy jël askan gi tamit dina am ay xibaar yoo xam ne dina leen dimbali ba ñu gën a mën a xam yan jéego la ñu jot a def ak liy xarandi nguur gi ci lu jëm ci wàllum seen wér-gu-yaram.
ma ngoog ci wàllu wér-gu-yaram Ndeye Fatim Lo ajaratu ci la ñuy desandi Ajara Ndiaye wax na ci lu soxal li nga xam ne moo di Sénégal jéego yu am solo yu muy def ci ñi am soxlaas sori seen i njur ñuy wax besoin en planification familiale biñ ko xayma ci atum 2010 ci téeméer boo jël fanweer gis nañu ko yokkute ci daanaka li nga xam ne moom moo di ci atum 2017 ci ay liggéey yu am solo ñu ci def moo waral tey jii nag bëccëg gi ñu koy jagleeloon di journée mondiale bi ñu jagleel wàllum jumtuwaay ñu soxla ngir loolee ñu proxlu ca nag daal di fësal bu baax li ñu fas yéene jaarit ngir loolee gën a mën a ñoŋ amu ko yokkuteef lañ daan benn ñu ñaar ko lañ daan ñaar ñu ñettatoo ko Ajara Ndiaye. bés bi ñu jagleel wàllum contraception ci àdduna bi wërgal këpp doon nag luy tax ñu gën a waxtaan ak askan wi ci wàllum planification familiale ndaw ñi doon lu am solo ci bés bi loolee nag acteurs yi xam ka bu baax ba ju ciy def ay jéego yu bari. xam nañu jeunes yi dañuy jànkonteel ay problèmes yu bari mais donc ñu war a taxaw jox leen information nécessaire pour que ñoom ñu mun a donc aar seen bopp ci vraiment risques yi nga xam ne seetlu nañ ni que léegi dafa gën a bari ci jeunes yi mais aussi moment la boo xam ne population yi yëpp la ñuy mobiliser aussi pour que ñi nga xam ne ñoo war a taxaw pour loolu ñu mun ko xeex maanaam def ay avancées par rapport ak donc aspect yooyu ma doon wax léegi ñu mun ko xeex. bu ñu sukkandikoo ci njiitum division planification bi li politique développement bi état bi di taxawal dina tax nag seen mbëbët yi jëm ci askan wi mën a antu. stratégie de bu importante boo xam ne pour wàññi ndeete yaay ak doom. mais aussi feebar yi nga xam ne yëpp mooy nekk autour de kii am doom ak yooyu donc boobu muy bénéfice bu mag mais au-delà bénéfice boobu aussi question de développement aussi mi ngi ci ginnaaw parce que dañuy wax toujours dividende démographique mais pour wax ni que daal dividende démographique pour ñu atteindre ko en fait planification familiale espacement des naissances si li ñuy wax yaay ak doom ñu am santé jeunes yi am seen santé bu ko defee mun a dox pour faire donc dividende démographique. bésu contraception bi nag waral ñuy mën a waxtaan ak askan wi ci li nga xam ni moo di njariñu planification familiale loolee nag tax jëwriñ ji ñu dénk wàllum wérgu yaram bi di dugal loxoom bu baax ci mbir moom mi ndax ñëpp mën a jotee ci wàllum contraception yi waaye tamit mën a jëfe li nga xam ni moo di planification familiale. ñu ne coow ca bët gànnaar ndar géej foofee nag bokk na ci coppite fukk jaww ji ak ndox ma na muy yokkeek dëkkuwaayam di géej ga daanaka tere nelaw askan wi ca xaar yàlla daanaka foofee ña ca lawroon fi mu nekk nii ba tey ñu ngi ci guddi gu bët setagul moo waral nag njiitalu bés du ñàkk Serigne Mansour Sy Djamil jàpp ne nag état bu Sénégal war na def kéem kàttanam ba fexe ba li nga xam moom moo di njeexantal yi jógee ci gaz beeg pétrole di gànjar gi feeñ ci réew mi mën a nekk loo xamante ni askan woowee daañ ci mën a gis seen bopp ñu fekki ndar géej foofee Gami Diagne. fii ci diwaanu ndar nag ñu bëre jàpp ni bis bu yàlla sàkk ay joolaa am fii biñ ci gën a dund jamono ji moom mooy fii ci xaar yàlla ay jafe-jafe yu nga xamee ni mbënd mi indi na ko ñu koy nattaableek lu nga xamee ni taraay bi waajur yi ak ñi nga xamee ni ñooy seen ay njaboot ñi ngi koy dund. kii nag di Serigne Mansour Sy Djamil ni réew mi nag war naa jël ay matukaayam ba lépp lu nga xamee ni ay jafe-jafe yu tar la ñu war kaa mën a fàggu yàlla nag nee na ñëw na ak li nga xamee ni moom mooy gaz bi ngir nag ñu war caa mën a fàggu ñi nga xamee ni ñoom ñooy ndawu ëllëg ñi. coonoog méttit yi nga xam ni moom leen di jànkonteel yan nañu jaarale pétrole bi yoon ba nga xam ni recette yi ñu say am ñu tabax ak ndar. tabax ka de manière bu nga xam ne bii coono yi ngeen am yëpp mbënd mi moo xam ne ñëw na moo xam ñëwul dootu leen ko amati incha allah. fii nag ci xaar yàlla Serigne Mansour Sy Djamil dafa daal di jël fii fanweer ak juróomi xale yu nga xamee ni seen ay waajur dañoo am jafe-jafe ngir toppatoo leen gannaaw ba mbënd mi ñëwee song leen amuñu lu nga xamee ni moom mooy dund gu jaar yoon ñuy dund were yan gannaaw nag ba mu leen jëlee jël alalam tàbbal leen ci loolee ñu duppee inondation ñii nag di waa dëkk bi daal di koy delloo njukkal di ñaan yàlla mbir mi yokku. di am kontante lool. ñun waa xaar yàlla parce que diiru ban fi ñëwee ba léegi tey jii mbégte gi ñu am masuñu ko am
ngir ak lan ngir ak sëñ Mansour dañ koy dolli ñaanal li mu man ren bu déwénee yàlla na man di ko raw parce que kontaan nañu lool parce que suñu xale yi mu jël gis nañ ci ñoom soppeeku boo xam ni amaanaka bu nekkoon fii xëy na dañuy gën réer parce que fii situation yi fi nekk metti na lool mais it dañ koy sant yàlla. doom lu rëy la si waajuram waaye su ngeen nangoo teqalikoog ñoom si li nga xam ni moom la leen indil ngeen jox nu seen 35 gos 35 xale yu nga xam ni dangeen ko bàyyeeg ñun diiru bi ngeen ko bàyyeeg ñun parce que am nga lu ngeen yaakaar si ñun ñu def ko si ñoom wala ñuy wax dara dañ leen jëkk sant di leen gërëm si kóolute boobu ngeen am si ñun. jigéen ñi nga xamee ni nag ñoo jur xale yi fii ci Xaar Yàlla am yaqin ni kii di Serigne Mansour Sy Djamil moom sunu borom dana ko fay ci tànk yi nga xamee ni moom la seqi ñëw jël si seeni ay doom toppatoo leen daal di leen koy indiwaatal ci anam yi nga xamee ni mooy anam yi gën ci yorin. Gami Diagne jóge Ndar tàggandi foofe ca Thiès kii noone ko Serigne Mansour Sy Djamil defee noone la ko kii di Malick Gakou defee solaay daalam dëkk mali ca jàbbu mag ba nekk foofee di marché central ba ngir ndemeeku liggéeykat ya anam ba ñu nekkee loolee nag ba mu génne am na kàddu yoo xam ne dénk na ko sunu ndaw ba fa toog direct Daouda Thiandoum. lii nga xam ne ni moom la Macky Sall bëgg a def jël suñu réew teg ko ci loxo étranger yi dañuy wax ne dafa war a jeex te dina dakk ndaxte am réew kenn mënu ko defar dul ñi ko moom te Sénégal ñi ko moom mooy sénégalais yi loolu moo tax tey jii ma ñëw Thiès pour wax commerçant yi ne leen ànd naa ak yéen ci li ngeen di xeex pour wax béykat yi ne ànd naa ak ñoom ci li ñuy xeex wax transporteurs yi ne ànd naa ak ñoom ci li ñuy xeex te loolu bu ñu ko bëggee dañuy fal président boo xam ne nii doomu sénégalais la bu loxoom set ku bëgg réew mi te man mii du ma waxee sénégalais yi ne sama loxo set na ndaxte sama loxo bu setul woon du ma démissionné ci gouvernement Macky Sall te ba ma démissionné ba léegi kenn mënul teg sama dodd dara ñëpp xam nañ ne Sénégal dama ko bëgg damay liggéey pour Sénégal problème Sénégal mooy lan mooy problème njàng bi problème Sénégal mooy lan mooy problème faju bi problème Sénégal mooy problème dund bi problème Sénégal mooy problème mu liggéey problème Sénégal mooy problème mu commerce bi problème Sénégal mooy bépp fànn boo nga xam ne Sénégal dafa yëngatu Sénégalais mën a am taxawaayu état te tey jii li ñu gis état du Sénégal dafa bàyyi Sénégalais di jàppale étranger léegi Sénégal dëkk bu nga xam ne nii la étranger yi ñoo ko moom bu ñu moytuwul sax fii ak ab diir ay jaam la ñu nekk ci biir réew mi. gouvernement bi wane na incompétence am maanaam incompétence notoire ci li nga xam ne nii mooy assainissement ci li nga xam ne nii mooy problème inondation mais de manière générale incompétence boobu mi ngi fay surtout dans ci politique aménagement du territoire waaye booy tabax ab dëkk prévoir assainissement prévoir